aywa waxtu wi jot na ñu leen di dalal jàmm ci xibaaru bés bi comme ni ñu ko tàmm di leen koy defalee di si am mbégte ak cawaxte saa su ne lu ci gën a fës nag bokk na si xibaar bu bees bu am ci mbirum chauffeur taxi ba ñu fekk ñu daal di koy faat ba noppi wëccu ko ca bureau toom fu soriwul dara piscine olympique enquête bu si waa commissariat bu Point E di amal nag mi ngi avancé bu baax a baax la ca jot a ruus dinañ leen ko xamal ci le jotaayu xibaar njiital ñetteel chambre correctionnelle bu Ndakaaru daal dinay bàyyim dëggandiku ñeenti doomu aadama ya ñu tegoon loxo ci mbirum garab ya ñu doon jaay ca diwaanu Patte d'Oie te amuñu ca benn autorisation. nañu wax tamit ci mbirum Talla Dieng ak Cheikh Tidiane Niang ñoom ñaar ñooñi ñoo cambriolé néegu Abdoulahat Fall di frère soxna si nga xamante ne ni moo hébergé Cheikh Tidiane ba noppi tamit cambriolé keneen wa ila sàcc ko lu tolloo 400 000 francs CFA la ñuy sàcc yëpp sax mu ngi tolloog juróomi million si suñuy koppar. danañu jël roplaan dugg ca réewum Espagne foofee nag ab couple sénégalais la ñu fa teg loxo ngir wàllum jaay ay produits yuy xeesal gannaaw rek ba ñu ko tere ca boobule réew ñoom ñaar ñooñ ñi nag ak na mbir ma demee yëpp dinañ leen ko xamal ca na mu gën a yaatoo langue politique gi dinañu ca xuus préfet yi ak sous préfet yi déposé nañu fukki recours ak benn ngir rek contester ay décision cour d'appel yi waaye nag cour suprême du àtte lenn ci li ni mel bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya nga xamante ne nii daal dinañu koy jot. ancien ministre de l'énergie di Samuel Sarr daal dinañu koy teewlu niki démb ci mbirum ñaari milliards yaa koy wutale comme d'affaire bi lee di Cheikh Amar la fa tukkee yëpp dinañ leen ko xamal. Cheikh Yérim Seck xam leen lu doy war ci lu ñeel wàllum politique bi lee ci rek pexe ba nga xamante ne nii njiitu réew mi Macky Sall lal na ko jëmale rek ba tey ci rek tànneefu njiitu réew atub 2024. xibaar bu nakar yi daal dinay tàbbi ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi gannaaw ba ay membre mouvement boobee di Fouta Tampi janowee rek ak taskatu xabaar ya dal di jël seen décision bu bees. décision boobee lan la lépp dinañ leen ko leerala la gannaaw ba mu yëkkee ay kàddu moom maître El Hadji Diouf ne rek kile di Imam Ndaw ak ñeneen ñoom ñooy ay jihadiste yu soutenir candidature Ousmane Sonko waarekat bi di Imam Alioune Badara Ndaw daal dinay tontu kile di maître El Hadji Diouf ci ab vidéo ba mu def. dana addu jëmale ci plainte bu ñu def jëmale ko ci Amina Badiane muy organiser Miss Sénégal Mame Mactar Gueye Jamra ni ki démb la dem rek ca tribunal dal di yóbbu plaintam gannaaw loolee la yëkki ay kàddu xamle rek lu doy waa ci li fi jot a am ci Miss Sénégal ki ay Miss jongama ci atum 1998 gannaaw nag rumeur ya nga xamante ne ni mi ngi daw ci kile di Aïcha Koné di xale ba seen petit gallé bi Aïcha Koné daal dina tontu yooyu les rumeurs ci manière am loolee yëpp bu yembee dañ si toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar keppe mbokk yi li lee mooy tënk yi ngeen taaxirlu ne tuut rek gannaaw bàkk bi ñu daal di ànd ci yaatal wi mu nga kër bàkk ba jib na salaamaaleykum nuyu naa leen bu baax a baax yéen ñu safoo Seneweb ba ngir taataan seen ay xibaar yu weex te wër xibaar bu yees am na ci mbirum chauffeur taxi ba ñu fekk ñu faat ko ba noppi wëccu ko ca biir wëttoom fu soriwul dara piscine olympique enquête bu ci commissariat bu Point E ubbi nag mi ngi avancé bu baax lool sax li ni mel nag agression bu mal tourné la ilaa bu amul ci anam ba ñu ko bëggee woon ñaari defkatu ñaawteef yu si police teg loxo dañoo wërloo chauffeur ba daal ci mbeddu Ndakaaru ya ba mu tàyyi laata rek ñuy jéem a jël la mu yoroon di 70 000 francs CFA chauffeur ba daal di fippanteeg ñoom ñu mujjee ko dóor seen gannaay ga ci bopp ba noppi ren di ko fakket chauffeur bi nag MG la tudd ay atam a ngi toll ci fanweer ña ko faat di MD ak IS yu nekk en garde à vue jamono ji may waxeeg leen ba ñu faatee taximan ba noppi dafa am seeni ay mbir ya ñu fa sax fàtte kenn ki sax police da ko doon wër gannaaw ba mu bokkee woon wa ilaa ba mu laalee woon ci ab mbiru trafic drogue. njiital ñetteelu chambre correctionnelle bu Ndakaaru daal dinay bàyyi ndëgëneku ñeenti doomu aadama ya ñu tegoon loxo ci mbirum garab ya ñu doon jaay ca diwaanu Patte d'Oie te amuñu ca benn autorisation weeru avril bële nag ñu génn la leen sûreté urbaine teg loxo juróom-ñaari weer gannaaw ba leen caabi féetee gannaaw patron société bi di Daheco pharmacien docteur bi di Aliou Dia ak rek ñaari chinois yak Mamour Niang bàyyi nañu leen démb ci alxames gi bàyyi
bàyyim ndëggandiku. Seen ay avocat nag dañoo prox ndollu ci procès ba ñu doon amal ci alxames bi daal di leen di sàkkul bàyyim ndëggandiku ñu daal di leen koy nangul gannaaw débat d'audience bi ci procureur ba ñeenti at ba kaso la gàcce ci ndodd docteur Aliou Dia ak ñaari chinois ya si waxtu ba mu gàcce ci ndodd Mamadou Niang mu leen ëpp chance ñaari atu ba kaso. Talla Dieng ak Cheikh Tidiane Niang ñoo cambriolé néegu Abdou Lahad Fall di frère soxna su hébergé Cheikh Tidiane ci noonu la ñu fa jëlee ordinateur iPhone chéquier tissu Getzner ak yeneen li ni mel nag ba sécurité la ñu ko defoon yemoo woon ak fukki fan ak ñett ci weeru mai guddi ba fukki fan ak benn jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru octobre. Talla Dieng sàccati tamit 400 000 francs ak montu Kyoto rek kile di Idrissa Ka di xaritu papam lu ñu jël yëpp sax ba ñu ko wëññee mu ngi toll si 6 millions si suñuy koppar. Gannaaw ba ñu leen tegee loxo Idrissa Ka daa retiré plaintam ne Talla Dieng doomu xaritam la te hébergé na ko këram ñaari weer ci waxtu bu Abdou Lahad Fall di laajee ndampay 2 millions mu rendre décision wam ni ki démb attekat bi ñaari atub kaso la gàcc ca seen ndodd bokk ci ñaari weer lëmb ba noppi alamaan leen 4 millions ya ñu war a jox ndampaay kii lee di Abdou Lahad Fall. si ndimbalu brigade de recherche bu Ndakaaru gendarmerie daal dinay teg loxo ay gàngu defkatu ñaawteef yu bëri loola yuy faral di nekk ca département bu Rufisque gën koo leer ca diwaanu Sangalkam Bambilor Kër Ndiaye Lo ak li ko wër bu ñu sukkandikoo ci observateur bu biral xibaar bi fukk ak juróomi chefu bandi yu spécialisé wu ci wàllum cambriolage agression ak rek ay trafic de drogue takk der yi teg nañu leen loxo ci waxtu bilan bi nag gendarme yi teg nañu loxo yi ay jaasi ay paaka ak ay munitions guerre de calibre 5,56 millimètres yamba drogue dure ak rek stock amphétamine tamit daal dinañu koy saisir lu ñeel defkatu ñaawteef ya defeere nañu leen parquet ni ki talaata bi ñu génn. damay jël roplaan dugg ca réewum Espagne foofee nag ab couple sénégalais la ñu fa teg loxo ngir wàllum njaay ay produits yuy xeesal yooyee nag ñu doon jaay drogue la ñu ko jàppee ca boobu lee réew di Espagne. Produit yu bëri yuy xeesal saisir nañu ko ba noppi jëlee leen ci point de vente yu bëri ba ñu defee seen saytu ba noppi enquêteurs yi gis nañu ne daal produit xeesal yooyee couple sénégalais bi ñoo ko doon distribuer yenn entreprise yi jëlee nañu sax ci marché bi lu tollook juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi produit xeesal. noonu lay xuusee ci langue politique bi préfet yi ak sous préfet yi déposé nañu fukki recours ak benn ngir rek contester ay décision cour d'appel yi bu ñu sukkandikoo nag ci source a bu biral bi li xibaar cour suprême doit leen juridiction bu gën a kawe daal mooy jëlal rek boobulee mbir beneen cour d'appel ci fàttali procédure bi ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome moo ko enclenché agent judiciaire u état daal di koy porté ci recours ya ñu déposé nag juróom-ñaari mi ngi ñeel région bu Saint-Louis benn bi région bu Matam ak beneen région bu Ziguinchor. ci waajtaayu élection locale ya ñu war a amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atub 2022 coalition citoyenne le peuple génn na ak yeneen coalition ku jéggi yëpp ngir rek ñu xuppi seeni gët ci juróom-ñetti département en particulier yi ci nag ñeent fukk ak juróomi département yu nekk Sénégal juróom-ñett yi daal moo attiré attention coalition bi ci intérêt particulier bu état am ci département yooyu ndax ressource ya fa am ay membre coalition bi nag ci image yu Clédor Sène daal dinañuy interpeller directement ku jégi ba noppi fas yéene dem si ñu war a fal ngir renseigner leen ba noppi former leen ci gouvernance pétrolière beek rek lile di minière bi. Ancien ministre de l'énergie bile di Samuel Sarr daal dinañu koy teewlu démb ci mbirum ñaari milliards yu koy wutale comme d'affaire bile di Cheikh Amar plaignant bi tamit enquêteur yu nekk ca brigade de recherche de la gendarmerie teewlu nañu ko bu ñu sukkandikoo si moom ñaari milliards yu homme d'affaires bi al Samuel Sarr ngir compte maître Abdoulaye Wade depuis atum 2014 musuñu ko jox kile di Abdoulaye Wade li ni mel nag moo tax Cheikh Amar jël décision
porté plainte kii lee di Samuel Sarr. Samuel nag daa weddi lépp ne Cheikh Amar daal daa bëgg a lekk képp xaalisam laata muy plainte moom it kii lee di Cheikh Amar ak avocat wam maître Seydou Diagne. Mbaye Kane mu ñu ca rek limaale di Mbaye Kane loo di seede kii lee di Cheikh Amar bu porté woon plainte tamit Samuel Sarr moom it daal dinañu koy auditionné. Cheikh Yérim Seck daal dinay xamle lu doy waar ca plateau télévision Futurs Médias nag la taskatu xabaar bi xamle ni Macky Sall deful dara ngir dara si noonu la ne nag Macky Sall bu gagné élection législative yi ci constitution boo xamante ne ni dafa am motion de censure mooy rek 2024 même bu bokkul moom Macky Sall képp ku nekk njiitu réew mi rek da ngay obligé composer ak moom wala rek doo gouverner mu xamle ko moom taskatu xabaar bi lee di Cheikh Yérim Seck. xibaar bu nag yi daal dinay tàbbi ci Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ay membre mouvement bi lee nag di Fouta Tampi daal dinañuy amal ab janoog taskatu xabaar yi ci foofee la ñu xam leen ni sax ne Macky Sall ak nguuram dañoo beddi askanu Fouta ci noonu mouvement bi daal dinañuy jël décision dooraat seen xeex bi gannaaw ba leader bi di Fatoumata Ndiaye wëññeekoo ci campu Macky Sall tax ñu daal di koy génne ca seen mouvement boobee di Fouta Tampi. gannaaw ba mu yëkkee ay kàddu moom maître El Hadji Diouf tuumaal imam Aliou Ndao ak ñeneen ne ñooy jihadiste yuy soutenir candidature kii lee di Ousmane Sonko waarekat bi daal dina koy tontu. imam Aliou Ndao nag daa njëkk attirer attention ngu politiciens yi ci kàddu yu ñaaw wa ilaa yu graaw te dëppawul ak suñu diine di l'islam yu noonu l'islam yi di dal di rek créer ba loolu weesoo waarekat bi dal di woo ndaw yi ngir ñu bañ a jox solo kàddu maître El Hadji Diouf yooyee te gën a déterminé ngir jànnoo ko politiciens yuy soobu ci seen ab intérêt bopp. leneen damay àddu jëmale ci plainte bu ñu def jëmale ko ci Amina Badiane ak rek lu si Mame Mactar Gueye xamle gannaaw ba mu demee nag démb tribunal yóbbu plainte am Mame Mactar Gueye nee na daal maggu waxoon naa ko moo gën fuuf maggu rek xamoon naa ko te yàlla dogal na ni Jamra waxoon na ñu jaamarloo fi woon ci atum 1998 ak ki sos Miss Sénégal ak Miss Jongoma. gannaaw loolee la ne sax ci seen staff bu leen doon gérer Miss Jongoma ak Miss Sénégal ne woon lu mot fanweeri doomu aadama am na si ñaar ñoo xamante ne ni ñoo ne woon macro kat ya ñoom ñooy jox dox diggante candidat Miss yi ak ñile di kilifa yi di rek kale seeni ay rendez-vous ak leen jox rek li nga xamante ne ni moo di seeni ay numéro ba loolu weesoo la ne nag ci Miss Sénégal ak Miss Jongoma at moomee am na si ñett ñoo xamante ne ni nekkatuñu Sénégal ndax dañu leen dugal ci réseau international buy yëngu ci wàllum jaay sa bopp ci anam bu luxe. Mame Mactar nee na kenn ka sax tabaxal na ay waajuram R+1 bu yàggul dara ba noppi jël papam ak yaayam yóbbu leen rek mag ci rek koppar ga nga xamante ne ni xaalisu cagatu la. gannaaw rumeur yuy daw ci moom Aïcha Koné ñuy naan daal ay kilifa yu nekk foofee ca télévision Futurs Médias ñoo ngi koy tëddee. Aïcha Koné bu Sen Petit Gallé daal dina leen di tontu ca manière am ak dik vidéo TikTok ba mu def ñu biral ko ci réseaux sociaux yi. kaddu yam mu TikTok nag moo di daal ak lu ñu mënti wax rek elle s'en fout maanaam daal day def la muy def te bàyyee leen nag li nga xamante ne ni moo di wax ji ndax soxalu ko. tàggat yaram face à face Boy Niang beeg Tapha Tine bi démb ci alxames gi mujj ñu ko amal gannaaw ba mu amulee comme nañu ko bëggee woon. ñaari mbër yi nag mber ba futtu sax mun nañoo ne lañu fa jógee ko ci noonu Boy Niang ne bu jógee ko Pikine ba foofee signature moo tax waaye nag dañoo gis ne rek affaire bi doxul moo tax daal mu dem yoonam ba mu noppee kan wu Tapha Tine ne nag ñëw nañu ñoom heure ba ñu leen wax ñu ñëw pare fépp waaye daal Boy Niang moo jékki saay rek dem yoonam te xamuñu ana lan moo ko wundu. nee nañu nag coupure courant bu yàgg lool amoon na fa xamuñu nag ba xam ndax li ni mel moo gàllankoor face à face ba ilaa moo merloo ñooñee waroon a jannoo tax rek ñu dal di buuba seeni dëbës dem seen yoon. ab laaj bu ñu samp la mu ngoog xibaar yi daal di day buur jaajëfal leen ci ànd bi safoo beek teewlu bi dig leen daje ni ki ëllëg ak yeneen i xibaar am leen kenn dalu jàmm ak salaam.